ci weeru sulet wii di ñëw. Mbirum ñaari ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo bokk ci kuréel gi di Nafiyam ca Richard Toll ñoom daal dinañ leen bàyyeendi gannaaw ab garde à vue ay fan loolu nag dañoo fay ndàmpaay lu toll ci juróomi téeméer ci ay junni. ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàngale mi ca Kaolack démb Mamadou Talla fekk fa ab xëccoo bu metti diggante ñi di syndicaliste yi ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ngànk wàllug njàng ma la ko waral moom moo di pompe gan waroon a pompe l'école ya nekk ca daara ji wopp ji di Covid 19 ca Ziguinchor ci fan yi ñu génn ñuy nemmeeku la ñuy duppee ay cas importé la ca ëpp nag nekk loo xam ne yi ma nga jóge ca Guinée Bissau moo tax it comité régional ba nga xam ni moom mooy wattu lépp lu jëm ci wàllu ko wopp ji ni seen samp ay comité villageois yoo xam ne nii daal dañuy saytu lépp li nga xam ni moom moo di doomi aadama yi dugg ca boobëpp diwaan. xibaar yi wopp ji di Coro News daan ci ànd ak Mamadou Amar Ndione li ci yéene kaay yi moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm. Abdoulaye Diop moom moo nekk ci machine bi dañ koy dooree ak tiis wi ca Brésil benn doomub Sénégal bu faatub naataangoom fekk baax ci Sénégal moom it loolu nag nee nañu da koo jamik paaka ba mu ñàkk bakkanam ñu ni la ko waral bokk na ca coowal firange kañu faat di wuyoo Assane Diouf moom amoon na soxna amoon it doom tolloon na ci fanweeri at ak juróom bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ka def lu ni mel di Birane Fall moom ci jamono ji dafa réer ñoo ngi koy wër. Cheikh Ndiaye di ab commerçant nekk foofu ca Brésil nekk nga xam ni moom moo jiite kuréelug daayira murit ya fa nekk lañ ciy déglu ci jokkoom ak Pape Balla Gueye. wane suñu naqar suñu gis ci li nga xam ne vraiment bi ñu liggéeyee Brésil ba léegi mi ngi fi doog a mas a am muy sénégalais bu ñu assassiné ñu wax ne mbokkum sénégalais moo ko assassiné donc nag assassinat bi nag ci li nga xam ne d'après li ci li police tàmbale enquêté la ñu ci dégg mooy dafa mel ne affaire firange la parce que Assane dafa dootul waxat nee na soxnaam te mu bëggul loolu donc mu woo ko néegam takk ko ak buum jam koy jam yi war a rey ko wut benn kees dugal ko si donc dem sànni ji ko donc d'après li police wax nag am na une seconde personne boo xam ne nii dimbale na waa ji bi muy sànni ji affaire yi donc xamuñu ne kooku dafa bokk assassinat wala déet donc loolu c'est à confirmer après ak police waaye li ñu si mën a xam daal mooy Assane moom vraiment ku baax la woon nekkutoon ci caaxaan nekkutoon ci yooyu noonu vraiment ci yeneen peut-être ki mu ko seqal nag di Bilal assassin bi day koo xam day soppeeku nit nag buy soppeeku parfois mën naa am jikko boo xam ne nii doon jikko doomu aadama loolu lañ si mën a wax di ko naqarul nag di ko jaale seen mbokk yi Sénégal ñëpp parce que vraiment moom il était marié amoon na soxna bàyyi woon njaboot. RFM rajo askan wi. dem ba Richard Toll kuréelug ndaw gi di Nafiyam nekk fa ak ñaari ndaw ya nga xam ni ñoom ñoo ca bokk te ñu tegoon leen loxo ñoom daal dina ñuy génn la ko waral dañoo fay ab amende toll ci téeméeri junni loolu nag laata ñu leen di féexal dañ leen téye woon garde à vue gendarmerie ca Dagana lañ leen doon toppee bokk na ca wàllu usurpation de fonction maanaam di wuyoo loo xam ne nii nekkuñu ko leeral yeeg Mamadou Diagne. gannaaw ba leen agent départemental service d'hygiène tegee loxo démb ci biir commune bu Mbane kii di Mangone Cissé yor communication mouvement Nafiyam ak Ahmed Tall Diop di coordonnateur adjoint bu mouvement Nafiyam bu Richard Toll daan nañ leen di def garde à vue ci brigade gendarmerie bu Dagana te loolee ñi ngi ko defal ci càkkuteefu chef départemental service d'hygiène bu Dagana bokk na ci ñu leen di toppee mooy exercer métier boo xam ne ñoom ñi lay jànguñu ka mu nekk garde à vue boo xam ne laataa ñu koy amal ñii di agent service d'hygiène yi joxoon nañu ñaari sommation mouvement Nafiyam sommation yoo xam ne ñu ngi doon sàkku ci mouvement bi mu daal di arrêté opération désinfection yi nga xam ne mi ngi koy def ci biir département bi ndaxte bu ñu sukkandikoo ci service d'hygiène produit yi nga xam ne mouvement bi li mi ngi koy utiliser mu nekk produit yoo xam ne respecté wul norme d'hygiène yi nga xam ne organisation mondiale de la santé moom la santaane Mamadou Diagne fii ci Dagana ngir rajo Futur Média. Mamadou jaajëf fi nga xam ni moom moo di Ndakaaru rawatina ca Tivaouane Peulh ñi nga xam ni ñoom ñooy catholique ya fare ca paroisse enfant de Jésus de Prague ñoom mer ba futu la ñu def la ko waral moom moo di kenn ci ndaw ya moom la ab woto fil mu ñàkk bakkanam loolu nag ñu nekk ni gis jàpp ni ñeenteel bi yoon ma ngay am ci lu matul at moo taxit seen mer bekki nañ ko ci mbedd mi galanoon yoon wala ñuy sàkku moom moo di ay doodaan Abdou Diouf Diagne.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre ay julli ngir ñaanal ki nga xam ne mooy Dominique Manga di ndaw catholique gi nga xam ne ab oto moo ko mbëkk ci buntu église boobu ba mu ñàkk fa bakkanam abbé Omer di ko jiite paroisse boobele di xamle naqaram. tey dañu yeewu ci naqar parce que benn jeune mi bokk ci paroisse bi tudd Dominique moo faatu ci accident moom ci boppam mës na ñëw ci man balaa ñu tàmbali suñu feet nee ma dafa bëggoon a defar doodaan parce que dafa remarqué ne accident yi dañoo bari def na commencé na doodaan bi malheureusement tey moom ci boppam moo daanu ci wetu doodaan boobule. mer lool ci càggante gi nga xam ne waa mairie ba moom la ñu nekkee catholique yi nag di sàkku wutal leen ay doodaan ndax juróomi accident nemmeeku nañu ko fa ci fukki weer ak benn. fii nii boo demee ay 100 mètres ci kanam benn monument la ñu defar après monument bi ci kaw tali bi gars yi defar nañ fa doodaan boobu am na ci kanamam même pas 100 mètres amaat na beneen doodaan ci kanamam te boobu mairie intervenirul gendarmerie intervenir lan moo tax ñun suñu buntu église ñu koy def doodaan mairie di door a génn di ñu naan li ñuy def mooy loolu nag la ñuy jooy octobre ba léegi 11 accidents 4 décès. ngir nag wane seen naqar catholique yi ànd ak ñenn ci ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ca gox boobile dañoo baare taliba lu mat waxtu. on demande que des doodaan seulement. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne jaajëf ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futurs Médias juróom-ñaari simili moom moo bootu ci juróom-ñetti waxtu ci suba. ak RFM kumpa jeex na. fan yu néew des rek lii di jàngalekat yi ak gone yi nekk ci classe d'examen war a dellu ci li nga xam ni moom moo di classe yi loolu nag nekk loo xam ni nii boo moytuwul ci banlieue bu Ndakaaru dina am ni jafe-jafe ci yenn ci ay daara ndax lii di l'école ya dañ faa jël dëxëñ fa li nga xam ni moom moo di dund gi ñuy jël jébbal askan wi moo tax élèves ya nga xam ni ñoom ñoo fare ca boor boobu di tëggu yuuxu la ñu bëgg moom moo di ñu dindi lii di dund ga nekk ca l'école ya ngir ñu mën a dellu ca daara ya kilifa yi ngànk wàllug njàng ma ñoo ngay dalal xel yi Salif Sow. école yu bari yi nekk ci Géejawaay jamono ji dañ faa denc lu ñuy wax ceeb dund bi nga xamante ni dañ ko jagleel njaboot yi seen yoxo jotu seen ginnaaw ci jamonoy mbas mile loolu beneen jafe-jafe la bu ñu sukkandikoo ci kàddu ku yore gouvernement scolaire yi nekkee ci Sénégal di Maguette Ba. am na école yu am ay ceeb am na yu am ay ceeb te yaakaar naa ne dañoo war a commencer di ko séddale ñun tamit loolu suñu problème nag léegi nan nañ nar a def séddale bi ak njàng bi tamit waroon nañ ñoo jox benn réponse yi loolu. dañ ko tàllee suñu micro laaj ko ci wàllu woowu IEF bu Géejawaay dikk fi jiite wàllum njàng meeg njàngale mi mu ngi dalal xel yi yee yàkkuli. waa ceeb boobu wax dëgg yàlla bi ñu ko waxee xaw naa am njàqare man sama bopp ndax xam nga école moom wax dëgg yàlla mënoo ko boole lu lenn waaye ba ma woowee directeur yi ne leen seet leen daal su fekkee ni amul difficulté wasalaam bu amee ngeen def remonté moom waaye bu ma leen laajee ñu ne ma inspecteur pour le moment amuñ ci jàqare comme ñoom ñooy recevoir nit ñi te amuñu ci problème man jàpp naa ni problème amul. ci wàllum pédagogie maanaam classe yi jàngalekat yi ak it nañ ko war a jàngalee lépp coow fal na booba mu nga ca yoon taxaw la ci teg ci ay kàddu moom yàkkuli di IEF bi fi. am na ci quelques écoles yi ma wax ni desew nañu waaye maire yi wax nañ man ci biir dispositif maire bu nekk wax na di nga joxe masque di nga joxe lave-mains ak yu demee noonu. cib lim téeméer ak ñeent fukk ak ñaari principalu école ki directeur ñoom day ci juróom fukki ak ñaar nekk waa école publique bi tàggat nañu leen ci li ñuy wax mesure barrière jëm ci wàllum xeexum mbas mi pencum Ndakaaru moom moo ko def ci kër yi ak ci mbedd yi ñu ngi fi fal ñu jiite goxaat yi lee ñu ngay wax ak askan wi ba tey Aïda Sow Diawara moom mooy maire bu Golf Sud. école yaa ngi ubbi nag ngeen waxtaan ak xale yi ba xam nga ñu moytu ñoom itamit soobee yàlla ñun dinañ ci def lu ñu mën maire bi waaye li ci des mu ngi ci biir kër yi. école yi nekkee diwaanu Géejawaay ñu ngi xaar lu ëpp fukki ak ñaari junni candidat diggante entrée en sixième BFEM ak bac ngir ñëw jàng si le 2 juin. Salif Sow Géejawaay ngir rajo Futur Média. Salif ndongo yooyu nekk ci kuréel yi ñu duppee gouvernement scolaire ñoo ngay sàkku tamit seen naataangoo élèves yi nga xam ne dañoo tàggatémbe ci ay diwaan yu fasantikoo ci réew mi ñu daal di def kéemtalaay kàttan ba indi leen ndax ñu door njàng mi Maguette Ba moom moo yore seen kàddu dañ koy déglu. suñu moroom yi nekk ci yeneen région yi war a jugee comme ñu war a jugee Tamba ñu war a jugee Touba war a ñëw Dakar war a jugee Touba dem Tamba en tout cas mooy liñ bëgg daal mooy nañ leen organiser ba nga xam ne nañ mën déplacer wu ci sécurité ñu mën ñëw jàngi si jàmm ak salaam te xam nañu fi mu toll d'ici le 2 ce n'est pas possible mënuñu ko def mënuñu def organisation bu baax boo xoolee rek professeur dañ leen kiiwee affaire yi rafetul daal te loolu noonu dafay gën a indi risque day gën a yokk risque bi kon suñu sañoon ñu def ko niñ ko war a defee ba lépp jaar yoon te yaakaar nañ d'ici le 2
loolu mënta nekk parce que élèves yi ñoo gën a bëri professeurs yi donc te am na ñoo xam amuñu téléphone am na ñoo xam fi ñu dëkk xamuñu sax exactement nu ñuy def pour ñëw ñun ñi nga xam te ne ñooy coordonné dañuy woo tout le temps dañuy wax ne man maa ngi fii mais mënuma ñëw nu may def da ngay wootee numéro bi ñuy joxe sax pour nit ñi di ci woo souvent duñ leen mën a jot donc problème yaa ngi fi gën a bëri chaque jour. ca Kaolack moom syndicaliste ya nga xam ni ñoom ñoo yëngutu ci wàllu njàng ma ak njàngale ma ak kilifa ya ngànk njàng ma ak njàngale ma ca booba gox danoo gaaral seenu ko féewaloo ci kanamu jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng mi la ko waral moom moo di pompe ba nu war a pompe classe yi Ibrahima Diame. ci kanamu jëwriñ ci yore wàllu éducation nationale ki fi teewal mairie bi kon daal di xamle ne daanaka lépp yemb na ci lu jëm ci wàllu wàccaay bi pour tàmbaliwaat njàng mi ci l'école yi nekk ci biir commune bi buñ sukkandikoo ci kii di Elimane Mandiaye Cissé adjoint au maire chargé de l'éducation école yëpp daal dinañ leen désinfecté. En amont participer na ci désinfection de l'ensemble des écoles de la commune de Kaolack 86 aussi bien public que privé 86 yëpp désinfecté nañ leen lavé nañ leen raxas nañ leen ba ñu set wet am nañ yaakaar ne fi mu ne nii xale yi mën nañu ñëw nag ak maîtres yi ci anam yu gën a baax ci seen santé pour mën a reprendre les cours dans les écoles. wante nag ci côté syndicaliste yi mu mel ni safaan waa la ñu gis bu ñu sukkandikoo ci kii di Ben Diallo bu G7 ak ñi mu àndal nee nañu gisuñu loolu de te kenn mënul fexe bi ñu tàmbaliwaat njàng mi tant que amuñu lu wóor lu jëm ci wàllu kaaraange rawatina ngir seen wér gu yaram. lu ñuy wax c'est très clair duñ ci dem sans ay garantie il faut que mu clair ñu wax ko fii ci kanamu suñu kilifa di ministre de l'éducation nationale donc bu fekkee te le deux ministre bi si boppam moo ko wax am na lenn loo xamante ne manqué na ci wàllu protocole sanitaire yi moo xam masque moo xam thermoflash moo xam gel hydroalcoolique moo xam ay toilettes fonctionnelles wala ay ndox ak ay point d'eau système de lavage bu amul ñun wax nañ déjà suñu camarades yi au niveau de la base buñ jël benn risque nañ dellu seen kër yi donc situation baa ngi ni ñun on est décidé à accompagner mais non sans des garanties sanitaires et sécuritaire. Ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla moom ci wàllam nee na xelam dal na ak li mu gis di dalal tamit xelu ñi di syndicaliste yi moom daal dinay def tournée visiter ñaari école ci diwaanu Kaolack laata mu ñëwaat gouvernance def remise symbolique ay matériel d'hygiène Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. jóge Saalum dal Sine foofa moom inspecteur bañ dénk lépp lu jëm ci wàllu ko njàng maak tàggat ga ma ngay dalal xel yi nee na lépp dina yemb laata gone yi dugg si waat ci l'école yi Malal Sané dañ koy dégloo ko Aminata Goudiaby. tey mën nañu ne lépp pare na pour que ñu mën a door jàngale bi le 2 bi di ñëw mais dama bëgg ku nekk en alerte mu xam ne vraiment liggéey bu ñu war a def chaque jour que Dieu fait disposition yépp jël nañu ko pour que enseignement bi mën a door matériel bi également autorité administrative yi def nañu ko seen yëf seen problème ñu ngi ci les écoles concernées pour les classes de CM2 ñu ngi ci seen 1092 candidats pour classe 3e yi ñu ngi ci 4265 candidats loolu lu am solo la classe 3e yi am nañu 88 classe de 3e pour classe de CM2 yi ñu ngi ci 185 classes de CM2 lu xaw a takku la mais vraiment ñun fii ci IEF Fatick amuñu problème salle de classe amuñu problème infrastructure côté boobu daal vraiment amuñu benn souci am nañu yaakaar ne le 2 liggéey bi mën na commencer sans problème. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. 94.0 ngeen fi dégloo xibaar yi ñu wax ci lu soxal état d'urgence bi daal dinañ koy xëccaat ba yaari fan ci weeru ko sulet wi mu di décret boo xam ne nii ni ki démb ci àjjuma ji lañ ko siiwal ci jamono ji nag am na mesures yi nga xam ni ci jamono ji nag mesures yi nga xam ni moom moo doon wéy ba léegi moom mooy wéy bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar sax jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi moom Aly Ngouille Ndiaye ci lu yàggul rek fii ak ay bés bi ñuy dugg dina indi ay leeral jëm ci wàllug disposition yooyu wopp ji di mbas mi di Covid-19 ak tolluwaay ci réew mi ni ki démb wàññi nañu 42 ku doomi aadama bi nga xam ni moom moo ñàkk bakkanam ci wàllug mbas mi mu di ak góor goo xam ne ni am na juróom-ñett fukki at moom nag ma nga faatoo ca l'hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay
ci lu jëm ci wàllu ko wopp jooju ca bët gànnaaru ko réew mi ca bët saalumu ko réew mi di fa nga xam ni moom moo di Casamance foofa nag ñu gis ni lii di cas importé yi nekk na loo xam ni nii daal ma nga fay commencé wulee ñaay loolu moom moo tax comité ba nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram foofa ca Ziguinchor jël ab décision moom mooy fexe ba gàntal dugubeek génn bi rawatina ñi nga xam ni ñoom ñooy jugee ca Guinée Bissau foofa nag ñii di kuréel ga daal dinay waxtaan ak way dëkk ya ba daal dinañuy samp la ñuy duppee ay comité villageois de veille loolu nag ngir artu ba mën a wartu lépp lu jëm ci wàllu ko frontière ga dañ ciy déglu colonel Malick Diop moom mooy médecin chef bu région bu Ziguinchor moom ak Lamine Ba. fi mu toll nii daal renforcer nañu gaa dispositif yi au niveau de tout ce qui est point frontalier maanaam des points officiels. yeneen yi aussi dañu jéem a xool ak les chefs de village parce que comme ni ñu ko waxee sànq rek bataille bu moom yàkkal na engagement communautaire moo ñu mën a permettre ñu gagné ko parce que population ñëpp ci war a jàpp ñu mën ko gagné. nekkul bataille force de sécurité nekkul bataille fi mu toll nii personnel médical bi donc il faut que communauté bi jàpp ci bu baax donc loolu aussi ñun prévoir nañu gis ak les chefs de village pour ñu jéem a xool nag lu ñuy monter ay communautés villageois de veille et d'alerte ñi nga xamante ni si ay jeunes dañu fay nekk ak tout le monde mu xam ne am na si kenn ku bëgg a traverser seen kii en tout cas ñu signalé ko wala bokk ñu jël ci ay moto ba nga xamante ni si balaa kenn di jàll daan di xool bu fekkee kii nga ñu bàyyi la nga jàll mais loolu moom fekkee defuñu ko moom dina xaw a métti trop parce que comme ni ko waxee léegi frontière bi yëpp kenn mënu ko surveiller loolu moom mënut a nekk donc renforcer nañu aussi dispositifs yi au niveau jox nañ ay gants joxe ay masques tout ce qui est thermoflash au niveau des points frontaliers officiels donc bon li ci des mooy aussi renforcer waat sensibilisation bi surtout au niveau n'est-ce pas de la communauté. tolluwaayu ko wopp ji ak jéego ja muy def foofu ci Ziguinchor moom moo tax kilifa ya ngànk lépp lu jëm ci wàllu ko wér-gi-yaram ga di ñaax askan wi ñu gën a yokk faggu gi Lamine Ba. ci diiru ñaari fan dong Ziguinchor jóge na si juróomi cas jàll si ñaari fukk ak juróom nit yi nga xam ne amee nañu feebar bi di coronavirus professeur Ansoumana Diatta ne mbir mi xaw na doy waar jamono ji. depuis barke démb ak démb dañu amoon benn cas bu grave bu ñu hospitalisé woon bu ñu dem ba seet contact yu nekkoon ak moom résultat yi bu ñu jot démb day nekk résultat doy na waar pratiquement sur contact yu bëri démb dañu amoon 14 tests positifs tey encore juróom benn ñoo nekk positif donc situation boobu doy na waaru situation bi mu ngi dem fu nga xam ne kenn yaakaar la woon fa donc dafa dem ba dafa grave léegi parmi ñi nga xam ne dañu yor feebar bi am na ñi nga xam ne dañu demoon ay enseignant la dafa demoon si dëkkam Guinée-Bissau mais bu mu ñibbisee daal certainement dafa infecté foofu ñu xool ko ñu testé ko résultat yi de dafa positif. guleet bi ñu tàmbalee xeex bi di coronavirus am ñi nga xam ne ràññee nañ ci ñoom doomu jàngoro ji waaye dañoo bañoon ku leen yóbbu hôpital ngir mën leen a faj professeur Ansoumana Diatta naqarlu loolee muy yëkkati ay kaddu nag di ko jagleel waa Ziguinchor. ñi nga xam ne feebar bi dalu leen ba léegi ñu ngi bañ feebar donc démb ak cas yu ñu amoon ni am na ñi nga xam ne dañu bañoon complètement dañu nekk toog si seen tànk daal ñu ne ñu lànk ñu ne feebar bi amul ñoom duñu dem lu ma lancé si population bi mooy wax leen ko feebar bi am na. foyer bu bees bi nga xam ne nemmeeku nañ ko mu jëm ci wàllanti feebar bi fii ci Ziguinchor mooy ñetteel bi nga xam ne nemmeeku nañ ko fii ñaar yi jiitu yi nag kilifa yi jàmbaarloon ak ñoom ba mujjee ko fay ci bii tamit dispositif bi ni mel la ñu taxawal waaye daf mel ni bii yoon la liggéey bi nar a gën a métti ñaar yi jiitu Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine jaajëf des ci wàllug wér-gi-yaram ak beneen wopp boo xam ne nii ci jamono ji ma ngi defi jéego ca Kédougou di Sibiru taux ba toll na ci 7% loolu moom moo tax kilifa ya daal di tëgg feem wu yees ngir fexe ba gàntal lii di jéego yi nga xam ni wopp ja ma nga koy def ca boobop diiwaan dem ba Thiès wax lu soxal ab opération coup de poing boo xam ne nii ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa direction générale bu environnement bu région ba def nañ ko loolu nag daa di jël ay produits yu bon ak yeneen yoo xam ne nii daal ñoo ngi koy jaay foofa ca boutique ya ñoom nag ñoo àndaloon ca ak préfet bu Thiès ci loolu nag di jamono ji nga xam ni tamit ci la ñu tëgg loi bu yees bi nga xam ni moom mooy gàntal lépp lu jëm ci wàllu ko mbuusuk plastique ca Thiès ñu fekk fa Cheikh Anta Diop.
préfet bi ànd ak waa direction bu environnement service bu commerce ak ay takk der di wër marché yi nekk fii ci diwaanu Thiès ngir xool nag ndax sachet plastique yi nga xamante ñu ngi ko doon tere bàyyi nañ ko wala déet. Diadji Gueye moom mooy adjoint au préfet bu département bu Thiès. ñëwoon xool ci marché central Thiès bi mais aussi ci grande surface yi muy supermarché yi comme Auchan si effectivement loi bi ñu voté à l'Assemblée le 8 janvier dernier muy loi 2020-04 effectivement si ñu ngi koy appliquer sur le terrain bi ñu wàccee si terrain bi gis nañu effectivement am na ñu si conformé wu mais au contraire aussi gis nañu am na yenn commerçant yoo xam ne toujours ñu ngi continuer di utiliser le plastique am na ay saisies yu ñu jot a def ay convocation aussi yu ñu leen jot a délivrer pour que ëllëg ñu boñ defaat lu ni mel. gis nañu ay sachet plastique yu bëri yoo xamante ni ay commerçant dañu ko nëbboon que lu ci bëri dañ ci teg loxo Idrissa Ndiaye di chef division régionale bu environnement ak établissement classé bu Thiès. goxu Thiès bi xëy na yëngatu wuñu woon dugg ci marché bi pour nit ñi gën ñoo xam ni nii ndax ni dañ koy tere ñoom xam nañ ko ndax yëgante nañ seen biir ni dañ koy tere waaye ñu ngi doon wéy di ko jaay di ko indi du caagee ni loi bi dañu jóg pour réprimer wala pour dóor wala pour nangu li gën a ëpp solo moom mooy ministère environnement lan la jiital moom mooy pollution bi nu gis booy dugg ci dëkk yi li lay gàttanu ak dëkk yi ni nga xamante ni noonu la ko mbuus yàqe nan la ñuy def ba jële ko. direction environnement bu Thiès lëkkaloo ci ak préfet bi nee nañ bés bu nekk daañu yebal ay agent ñu dugg ci biir marché bi xool képp koo xamante ne toppoo nag charte yi ñu teg daañu la jàpp teg la ay daan. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta ñu dem ba Ndar Géej naam su fekkee ni ubbi nañu diwaan yi dem maanaam dem geeg dikk gi département ba département taxul fi nga xam ni moom moo di ca garage ba nekk ca Ndar Géej liggéey ba daal di mën a mel ni na mu meloon mu mel ni ba léegi chauffeur sa dañuy toogandi rek amuñu dara lu ñu def moo tax ci jamono ji ñoo nga yuuxu ngir bëgg ñu jàppale leen. Mohamed Nabi Sila ci gaaru ceer bu Ndar mu bokk ci li leen gën a metti jafe-jafe joo xam ni ñoo ngi koy dund tegg suñu ci wàllu nguur gi. Alaaji Fall waaye doomu aadama buy liggéey nga tëj ko 3 mois yoo xamante ni bii xëyul gontul bu leen wul sonn nat day wax lu ko neex rek mais fii ñëpp a sonn demuñu fenn raison bi fii bopp amul client yoo fi yóbbu amul parce que nit ñi boom kenn demul. li leen gën a metti sax di jàngalekat ak élèves yi nga xamee ni seen dem ak seen dellu si dañ ko jox Dakar Dem Dikk. moom chauffeur baak baykat baak sàmmkat baak nappkat bi yëpp mën leen yilif ndax xam ne ñun si jabootam lañ bokk ay citoyen lañu si réew mi lañu bokk. lu aju ci wàllu transport bu ñuy def ci biir diwaan bi ñoom gisuñu benn yoon client ci bërëb bi ba tax na seen jafe-jafe gën a yokku. Mamadou Diop client ñëwatul loo yëpp client doo gis client boo yëpp sax 3 client la may nga yëpp sa raison. ci regroupement des chauffeurs et transporteurs bu Ndar vice-président bi di Pape Ngom Fall di dëggal jafe-jafe yu ni mel gannaaw bañ ko fekkee ci bureau bi lee. mooy bi problème bi depuis problème bi am ba léegi ñu koy xeex. ku ñëpp mujj rek lem seen loxo toog nit ñi seen bopp dañu toog benn place kenn génnul kenn demul fenn même boo doon circuler aussi doo gis kuy dem. mu yokk ci sax ñàkk fulaal goo xam ni gis na ñu def ko chauffeur yi gannaaw gi nga xam ni ministre bi waxoon na koppar goo xam ni dañ leen ko waroon jox boobaak léegi am ñetti weer. mesures yi nga xam ni moom la président joxe woon. ñu wax leen ni leen chaque mois daañ leen jox intérêt bay 425 millions. ñu ngi ci 3e mois gisuñu dara jotuñu dara mais ñu ngi toog ak suñu ngor depuis boobu ba léegi jafe-jafe bu nekk nag chauffeur yaa ngi koy dund. gaaru Thiès boppam mi ngi koy dund jaaykat yi fi nekkoon coxeur yi fi nekkoon. apprenti fi nekkoon kenn nekkatu fi ñi sañu la bañ dem rek ñoo fi toog. ci gaaru ceer bu Ndar su woto yi taxawee ngir dem ci biir diwaan bi gisuñu benn yoon client yoo xam ni amuñu koppar waaye itam duñu am autorisation buy tax ñu mën a dem ci yeneen i gox ak goxaat yu ne ci biir diwaan bi lee. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. RFM. xibaar yi ci RFM. ñaareelu pàccu xibaar yi dañ koy doore ak Coro News ànd ci ak Mamadou Amar Ndione. Brésil mu ngi bëgg a jaaxal àdduna bi fan yi nag dëkk bi am na njaaxare ndax mbas mi dafa law lool ci Amérique latine moo ci gën a méttilee ci monde bi mooy ñaareelu dëkk bi ëppal ab limab ñi amee jàngoro ji ca gannaaw États-Unis bilan démb bi mu ngi ci 26 754 maanaam ñaar fukki junni ak juróom-benn yu toftal juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent yu faatu ci 438 238 cas maanaam ñeenti téeméeri junni ak fanweer ak juróom-ñett yu toftal ñaari téeméer ak
fanweer ak juróom-ñett mu mel ni bés bu nekk lu toll ci junni doomu aadama daañu faatu muy ay chiffres yoo xam ne mën naa gën a yokk bu ñu sukkandikoo ci ay scientifique yu bare jàpp nañ ne daal test yi lim bi dafa néew lool jamono ji ca Chili ca Pérou ak yeneen dëkk yu nekk ci Amérique latine coronavirus bi mu nga fay gën a law rawatina tamit ca États-Unis Canada ak yeneen dëkk yu nekk ci Amérique du Nord États-Unis ñoom mer ba futtu ci kanamu Chine daal nañuy jël ay dogal yu bees ngir sanctionner Chine gi nga xam ne dañoo jàpp ne moom moo tax ay téeméeri junniy nit di ñàkk seen bakkan ndax coronavirus bi ca foofu lañ njëkk xewee waaye ñu négligé ko Donald Trump niki démb ci àjuma ji daal dinay wax statut spécial bu Hong Kong dana ko dindi dana tamit tere yenn ci ay chinois ñu dugg ca États-Unis ndax risque la Donald Trump di tuumaal Chine ne léegi mooy contrôler OMS di kuréel gi mag boobu li ci àdduna bi toppatoo wàllu wér-gu-yaram daal dinay dakkal digganteem ak OMS tamit dakkal lépp loo xam ne ndimbal la ci kuréel googu sa États-Unis 101 963 maanaam téeméeri junni ak benn yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ñoo ñàkk seen bakkan ci 1,729,185 ñu amee jàngoro ji 1 million yu toftal juróom-ñaari téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróom-ñeent yu toftal téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ay experts yu bëri jàpp nañ ne bilan bi mën naa gën a rëy surtout immunologiste bi di Anthony Fauci di ab conseiller ca Maison Blanche seeni naataango gëstukat tamit nekk ci Afrique am nañu leen doy ndax Covid-19 mu ngi wéy ci continent bi yu ñu sukkandikoo ci kuréel gi yëngatu ci wàllu feebar yi ci Union africaine 124 482 cas maanaam téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent yu toftal ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñoo amee jàngoro ji ci loolu ñetti junni nit yu toftal juróom-benni téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn 3696 ñoo ñàkk seen bakkan rawatina ca Égypte 845 juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom mooy dëkk bi ëppal lim ñu faatu ci Afrique Algérie topp ci juróom-benni téeméer ak fanweer 630 Afrique du Sud nekk ci ñetteelu place bi juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar 552 waaye Afrique du Sud moo jiitu ci ñi amee jàngoro ji ci Afrique ndax tollu nañu ci 27 403 ñaar fukki junni ak juróom-ñaar yu toftal ñeenti téeméer ak ñett Nigéria mu ngi si 259 maanaam ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan Soudan 233 ñaari téeméer ak fanweer ak ñett Maroc 202 ñaari téeméer ak ñaar Cameroun téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom 175 dëkk yi jege Sénégal ñoom tamit am nañu seen wàll ci Covid-19 bi toujours Mali moo nekk ci kaw juróom-ñaar fukk ak ñett maanaam 73 ñoo ñàkk seen bakkan ci junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn 1226 cas Sénégal moo ci topp am ñeent fukk ak benn nit ñu ñàkk seen bakkan ci 3429 ñetti junni yu toftal ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent Guinée Conakry di jooy ñaar fukki nit ak ñaar yu faatu ci ñetti junni yu toftal juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett 3553 cas Covid-19 ca Mauritanie kilifa yi yore wàllu docteur nee ñu fukki nit ak juróom-ñeent ñoo ci faatu ci limu ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn 346 cas Guinée Bissau ñeenti nit ñoo faatu ci junni lu toftal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom 1195 cas Cap Vert ñeenti nit ñoo ci ñàkk tamit seen bakkan waaye ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay cas 390 Gambie nag mooy dëkkandoowu Sénégal bi gën a néewle ci ab lim ñi amee jàngoro ji ak ñi faatu tamit ndax ñu ngi ci benn nit moo ñàkk bakkanam ak ñaar fukk ak nit ak juróom yoo xam ne ñoo amee jàngoro ji ca Europe dëkk yu bari ñu ngi wéyal déconfinement progressif maanaam dox seeni soxla jëm ci wàllu koom ak yi ni mel ci Royaume-Uni noonu la demee Italie Espagne ak France ñoom ñëpp ñu ngi ci àdduna bi nag ñu fàttali ne Covid-19 bi daal dinay dal juróomi million ngi nit yu toftal juróom-ñetti téeméeri junni ak juróom-ñetti fukk ak juróom yu toftal ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk 5,885,490 ci ñooñu 363,061 ñoo ci faatu maanaam ñetti téeméeri junni ak juróom-benn fukk ak ñett yu toftal juróom-benn fukk ak benn fii la ñuy yem ci Coro News ñu leen di gërëm bu baax ci teewlu bi. Savon de Marseille Alphé, seen gamme Opalia, seen